comment ça va, la rubrique. waaw gémmiñ moom multifonction la mais il faut mu set il faut mu xëy neex. waaw xam nga li muy indi moom dafa bëri. dëgg la gémmiñ daanaka bu ñu buñ ko am na nuñ koy xaymaa sax dañ ne moom mooy caabi doomu aadama. dëgg waaw buntu bi. parce que déjà boo signé sourire dafa nekk loo xam ne lu am solo la ci doomu aadama. voilà si la ñuy xam kii nax xol bi. neex na lu ñuul mi ngi ci wala lu naqari mi ngi ci. donc kooku day feeñ ci kanam feeñ ci bëñ boo signé ci ngay lekkee si ngay nekk nit koo xam ne daanaka boo amee soxna wala nga am coro ju bees xam nga premier contact bi ci gémmiñ gi moom bu fekkee ne dafa ubale daanaka ndaw si day découragé. waaw tamit su ubalee tamit nga daw ubale kañ mooy xasaw. boo ubale waaw mooy xam leen loolu. loolu nag dafa nekk loo xam ne en fait li ko am du dara lu dul manque d'hygiène. absolument waaw manque d'hygiène moom moo koy indi maanaam ñàkk indi cat ci sa gémmiñ loolu yëpp dafa am leen loo xam ne moom moo koy indi parce que souvent dañuy wax ne hygiène bucco-dentaire ñu gën ko xam ci hygiène buccale donc dafa nekk loo xam ne benn ensemble pratique la boo xam ne daf lay mën a jàppale ba nga mën a dindi plaque yi nga xam ne dafay nekk ci bëñ yi. mooy tache jaune yi voilà. donc ça s'appelle des tartres. waaw tartre waaw. waaw tartre waaw donc loolu dafa nekk ñenn ñi wax tartre ñenn ñi wax plaque dentaire. donc daf si am donc yooyu boo xoolee. yi la ma koy indi. des fois da ngay lekk. te doo brosse wala lekk brosse bi du set. parce que xam nga qualité brosse bi aussi daf ciy jouer mais pâte dentifrice bi également bi ngay utiliser. des fois mun na bañ a nekk pâte bu baax. dëgg la maanaam dafay nekk pâte nii rek nga pâte ko foog ne dindi na affaire yi mais dindiwu ko. bële pas dañu ñëw si affaire carie mais il faut que mu am fluor bu bëri n'est-ce pas loolu la ñu waxante woon. voilà je pense c'est ça. léegi nag dañuy conseiller gars yi pour ñu gën a def choix ci qualité pâte dentifrice bi nga xam ne mooy ak qualité brosse bi nga xam ne dañ koy utiliser ak la manière bi nga xam ne noonu la ñuy brosse parce que nit ki tey ji par exemple mën nga lekk yàpp mu des ci biir diggante bëñ yi mais bu ci fanaanee rek day nëb. c'est paradoxal. voilà pourtant si biir gémmiñ la nekk. donc ci biir gémmiñ donc bu nëbee rek automatiquement booy baa ngi tëj sama micro bi waaw si mi ngi koy tëj maa ngi koy sànni sama kii bu dee waa yow parce que lii moo tax am jikko bu baax bon bul mer lii moo tax am jikko bu baax bon des fois da ngay am jikko bu kii di def dara sax mais comme si jikko bi nga amoon daf ciy feeñ lan la may wàññee ni voilà yaa ngi dégg donc déjà non booy bi jàmm mënu dox su diggante donc loolu moom moo indi problème bi léegi bu ñu xoolee tuuti par rapport ak yenn yi dañuy gis ne bëñ dafa nekk loo xam ne lu am solo la ci doomu aadama mais ci biir bëñ bi aussi làmmiñ bi parce que léegi la làmmiñ bi bu fekkee dafa am ay affaires yu weex yu si nekk wala mu setul yooyu aussi dafay nekk li nga xam ne booy wax dafa am benn odeur boo xam ne daf koy dégager ci biir loolu nag li koy waral mooy tout le temps dañuy wax ne da ngay brossu 3 yoon par jour boo añee wala boo yeewoo suba si boo añee ak balaa ngay tëdd mu nekk pour xale yi mu nekk pour mag ñi loolu dafa nekk li nga xam ne bu fekkee ne nag amul hygiène nga dem ba mu commencé gencive yi commencé di am deretal wala muy commencé di gonfler wala nga am benn carie dentaire boo xam suukar bu yàgg boo xam dafa yàq bëñ ba dafay yàq bëñ bi bëñ bi bënn mu am ay lekk yoo xam ne dañuy dugg ci biir bëñ bi fanaan fa xam nga da ngay gis souvent bëri na ay ñun suñ bëñ yi bënn duñ ko dem traité duñ ko plombé duñ ko mettiwul duñu dem duñu dem léegi nag bënn boobu muy bënn boo xoolee day dugg ci racine bi loolu dafa am benn odeur bu muy génne di ko dégager yow nag personnellement comme dafa nekk ci yow mun nga ko bañ a xam yow mun nga ko bañ tàmm loolu man koy tàmm en fait. koy tàmm day dem ba accommodé wu ci sa ni ngay nooyee mais dafay nekk loo xam ne dafay faral di am souvent da ngay gis nit donte mi ngi brosse et tout mais bëñam day am benn bëñ bu bënn ci biir moom lekk yu dugg ci biir tëju fa donc bu fa tëjoo nag loolu bu fa fanaanee day nëb donc bu nëbee nag automatiquement boo waxee dafa am benn odeur parce que odeur lu nëb bi day génn donc loolu di nekk loo xam ne dafay indi ay complications yu bëri léegi li nga ci mën a def rek mooy soit ngay brosse tout le temps wala ngay jël am na benn genre liquide boo xam ne dafay vert ni laal yi dañ koy voilà bain de bouche voilà bain de bouche di ko def périodiquement dañuy wax ne dee leen koy faral di ko def saa yi luñ ko munee mu ngeen bañ a mu bañ a nekk lu excès nag quand même ngeen koy def souvent dafay nekk loo xam ne day rey yenn microbe yi nga xam ne dafay nekk ci sa biir gémmiñ parce que man d'habitude par réflexe parce que vraiment dañu basé wu tamit suñu cosaan ak suñu aada c'est-à-dire que da ngay jël ndoxu xorom après nga jël ko nga laxandikoo ko chaque fois soo lekkee ba pare te loolu sax ça te protège à la limite mais loolu nga xam dafa logé wu sa biir bañ te sa biñ bënn loolu je pense ay yenn saa cure-dent nañu jël wala loo xam ni amul buub bi dafa arrondi wala non wala lu arrondi sax pour loqati ko en fait loqati ko xam nga su nekkee entre sa bañ mën nga jël fil dentaire
wala nga jël benn cure-dent mais su nekkee si biir bëñ bi ci biir bëñ bi loxoti en fait day nekk ci biir bëñ bi en fait. léegi nag soo ko defee ba pare mën na la jam def infection après nga am nga justement léegi nag infection boobu laa bëggee parce que xam nga bëñ kàmb la léegi racine bi dafa nekk ci biir donc yow boo bënnee boo laalee racine bi noonu dafay def infection léegi commencé di gangréner ci biir léegi nag gangréner boobu mooy waral muy nu mu tudd sax muy xeeñ. absolument léegi nag loolu dafa nekk loo xam ne il faudra soit nga traité bëñ bi ou nga dindi ko pour nga mën a am jàmm boo xoolee la plupart boo nit ki bu ñu yeewoo suba si rek dañuy xale yi dañuy dem di lekk ay chips wala ñuy lekk ay sucreries yi wala yenn affaire dafa am benn acide boo xam ne daf koy acide lactique boo xam ne daf koy def ci bëñ bi. ok donc duñ ci rendre compte nag parce que comme ni gis nga dañuy naan café après dem le temps ñu yegg suñu kër ainsi de suite donc souvent dañuy wax ne nit ki del naan ndox bi au moins dina wàccee atténuer le temps ngay yegg pour mën a brosser donc loolu dafa nekk li nga xam ne daf si feeñ gël ba ñu gis également par rapport ak hygiène bi ko dentaire bi ñun on a tendance souvent yéegalal voilà bii moom c'est autre chose voilà xam nga kii bëñam kii dafa yàqu complètement non lii du question ñàkk brosse mën nga brosse mu koy def ñii David dool ñoo xamante ne dañuy naan ay naankat lañ parce que alcool bu yàggee day dagg sa bëñ yi d'accord daf koy dagg yenn alimentation yi aussi daf koy ba pare aussi Seydina ma wax la benn affaire gis nga yenn li ñu fi wax léegi yëpp dindiwuma si dara mais dañ naan brosse 3 fois par jour am na ñoo xamante ne duñu utiliser pâte dentifrice absolument ok ni brosse surtout la plupart ñi koy gën a def mooy ñun jigéen ñi nga xamante ne dañuy dem jàmmu parce que jàmmu siin bi àndul ak brosse da koy fureel te am na si ñoo xamante ne doo gis tartre seen bëñ du ñu reetaan ba mu salte te du ñu am mauvaise haleine. mën naa poser benn question. si est-ce que c'est pas dû à l'alimentation aussi. à l'alimentation mën na nekk ba pare am na benn ay genre mauvaise haleine yoo xam ne si sa biir bi lay nekkee. mën na nekk waaw. la preuve en est que boo demee hôpital garab lañ lay jox duñ la jox bain de bouche. duñ la jox brosse à dents. duñ la jox pâte dentifrice dañ lay jox ay comprimés yoo xamante ne wala sirop yoo xam ne da nga koy naan da lay faj si sa biir bi dafay mel ni benn genre infection lay doon boo xam ne c'est un peu gastrique. ok après day def benn reflux boo xamante ne boo soo géexee day xeeñ voilà nekk mauvaise haleine. loolu yëpp day dem ba pare gémmiñ même nga set nga ñàkk set gémmiñ da nga war di wax di ubbi sa gémmiñ. imaginel boo yeewoo suba teel dina am benn odeur boo xam ne mooy am sa gémmiñ par rapport ak la journée parce que journée bi da ngay wax affaire yi. non lu tëju lu yàgg moom soo ubbee moom musiba naaru laay. ba pare tamit lenn dafa am benn tendance boo xam ne xale jigéen ñi jël nañ ko muy di bënn seen làmmiñ yi ñi ko ciy def en général ñu bëri dañuy am mauvaise haleine parce que du par manque d'hygiène mais trou fu mu am boo ko mi ngi mel ni jigéen ñi nga xam ne dañoo am ay bënn nopp ku ci nettoyé sa nopp bi des fois nga jël jaaro bi fomp ko ba mu set day xeeñ. day xeeñ wala mu am affaire bu dëtt bu weex. voilà lenn loolu lu weex li sax bu wéragul la lu ñuul moo ci am wala mu dëgër wala loolu yàlla moo def loolu ci doomu aadama. lépp loo xamante ne yàlla defalu la ko naturellement bënn lu même loo xamante ne yàlla daf la ko bënnal naturellement boo ci amul hygiène après dafay xeeñ. fépp fu am trou salte bu fay dugg dafay xeeñ. même que piercing yi ñuy def ci bakken yu ñuy def ndegem nopp mooy xeeñ te depuis Adama ak Awa ba léegi ku juddu dañuy percer sa nopp yi loolu kon voilà asamak gémmiñ leneen li ma ci dolli mooy ñi bicarbonate bi daf ci baax nga jël bicarbonate di ko def tuuti infusion di ko gargariser woo ku ko xamul moom mooy gàllaxndiku loolu aussi dafa doon loo xam ne baaxul ci mais du gencive yëpp ñoo koy accepté parce que bicarbonate dafa puissant quand même dafa puissant mais ça dépend ci liñ ciy ci def dosage boo bi jëlee voilà benn pincée nga def ko ci gàllaxndiku dafa baax ñi nga xamante ne dañuy am ay tartre suñu yëfi maam yi ñi ngi fi këriñ yi am na këriñ yi boo duggee saaku këriñ boo ubbee saaku këriñ am na yoo xam ne dafay nooy nepp moom ngay jël daal di ciy bomb sa bëñ yi ba mu set nga daal di dem soccu lii leen autre chose aussi bëñ yi nga xam ne dafa am ay espace des fois da ngay gis espace yu sew ñu koy négliger yooyu boo demul faji ji ko wala ñu jël plâtrel la sa bëñ bi ba mu fàtte loo dugg daf ciy daal di bu yàggee sax waxuma mauvaise haleine mais dafay dem ba dafay gas sa gencive bi bien sûr daf ciy dugg indil la te yenn saa yi day indi benn trou bu ndaw entre bëñ yi ba pare dafay jaune te loolu il faut ñu détraquer quoi mooy li laa di wax rek xam nga hygiène buccale boobu ci gémmiñ la ak gastrique bi comme yi mu wax maanaam mooy am na ñoo xam ne voilà dafay ñoom ci biir gaz bi nekk ci biir moom mooy génn di def ay reflux boobu dafay xeeñ beneen affaire absolument mais bii nii su maanaam ñàkk set ci sa bëñ yi comprendre nga donc comme ay kari boo amee ay kari da ngay gis à 95% sa gémmiñ day xeeñ absolument parce que kari bi dafay nëb ci biir
donc racine bi dafay dañ koy agressé. absolument xam nga léegi wax nga ñu définition beeg lan moo koy indi ak lan mooy carie lan mooy gémmit bi xeeñ lan moo koy indi ak yëpp mais benn question ban brosse à dents laay utiliser man laa war a utiliser parce que man yenn saa damay utiliser brosse à dents je me mets à la place de quelqu'un parce que man bu souple laay utiliser parce que su ma jëlee bu dur bi dafay sama gencive daf koy bënn après daf may sonal daal wala mu def ma afte wala genre mel noonu mais léegi yenn saa am na yenn boisson wala yenn fruits yoo xam ne su ma ko lekkee dafay xaw a gonfler sama gencive ça veut dire que allergie ça veut dire que quelle attitude wala ban réflexe nañu war a am su fekkee da nga brosso di saigner wala nga naan benn affaire nga sentir ni que sa kii bi sa gencive yi dafa commencé di wow wala muy asséché wu. déjà li nga njëkk a def. boo gisee loo xam ne bokkul seenam dama seet dentiste. déjà moom loolu mooy premier réflexe bi nga xam ne doomu aadama daf ko war a def. mais yombul de 20 000 francs la consultation. waaw non d'accord non am na ñoo xam ne de 20 000 francs lu ci mel ni hôpital Samou bi boo demee premièrement. da ngay dem fay 2 000 francs jënd ticket médecin bi consulter la. voilà dem bindal la parce que man dama doon dem ci ay consultation yeneen ak yeneen mais bu bëree nit keroog ba ma jaaxle sama bëñ bi métti damaa wàcc dem hôpital Samou fay 2 000. waaw. ñu consulter ma. ma ay garab. même bu bëree ran mooy tane fee parce que léegi ñëpp ils se disent que ni ci clinique yi ñoom ñoo gën a mën affaire yooyu te pourtant ñi nekk ci clinique yi bu ñu jaaxlee ci hôpitaux yi la. parce que ñi nekk ci hôpitaux yi ñoom ñooy dem ci clinique yi. absolument voilà léegi nga daal di dem ñu consulter la vite fait benn salle bi lu ma 2 dentistes ñoo fay nekk wala 3 xam nga ne loolu ran bi dafay daal di gaaw. dañ lay ñëw bindal la mettre le sous antibiotique ak ay calmants yoo xam ne dafay arrêter douleur bi jox la rendez-vous 1 semaine wala 5 jours ça dépend si sa feebar fi mu war boo ñëwaatee pour ñu koy dindi wala ñuy def leneen ça dépend mais 5 000 francs du ko weesu man sama consultation yëpp dépassé wul 7 000 francs bon ça veut dire que ku am problème bu bëñ daal saay c'est yaa ko teg sa bopp parce que li ñu wax la rek mooy li moom ak santoso yi vraiment c'est moins cher ñeenti téeméer moom yomb mais bañu la sax ay homme de tenue même gendarmerie et puis comme li ñu wax léegi y a beaucoup d'étudiants yoo xam ne dañu def seen dañu pare seen jàng ci wàllu dentiste ak yooyu donc dañuy dem ci yenn centre de santé yi voilà ñu pratiquer en même temps voilà dañ fay ibbi sax dañ fay ibbi ay cabinet léegi boo xoolee presque centre de santé yu ci bëri am na dentiste hôpitaux yu bëri am na dentiste yu ci bëri boo xoolee am na donc du coup comme li nga wax yenn problème yi boo ko amee rek automatiquement demal nga seet un dentiste moom dina la diagnostiquer xool ba xam li tax ce qui muy goof la moo tax nga am allergie est-ce que brosse bi nga parce que brosse yi mi ngi dépendre ci doomu aadama yi am na ñoo xam ne seen signe dëgër na am na ñoo xam ne seen signe dëgërul donc am na ñoo xam ne brosse bu nooy la ñuy utiliser mais en majorité quand même souple bi mooy conseil souple bi léegi nag am na benn boo xam ne comme li ñu wax am na boo xam ne dafa nooy nepp am na boo xam ne dafa dëgër ko léegi bi nekk ci digg bi mooy pratiquement comme bi nga xam ne parce que boo demee ci yenn grande surface yi da ngay gis dañuy tegal ay différents types de brosse donc yow au fur et à mesure ngay brosse di nga dem ba xam ban moo adapté wu ak sa gémmiñ te du la gaañ ci lekk bi aussi di nga xam parce que xam nga aussi bu fekkee da ngay lekk ay produits yu acide day dem ba sa émail bi daf koy dindi. bon il faut nga respecter 3 yi par jour. il faut nga respecter ko comme laari li mu wax aussi ci côté yeneen forme mooy ñi nga xam ne dañuy jàmm wala carbonate wala këriñ. socc rek la ñuy jël so am na ñoo xamante ne bu ñu reetaane surtout da ngay kontaan seen signe yi day ñuul ko muy góor di jigéen day daal di rafetlu pourtant ah. te même socc yi yenn saa da ngay gis dañuy jël socc bi def ko seen làmmiñ nii ça veut dire que li nga doon wax sax la làmmiñ voilà daal di ko ci làmmiñ mooy li nga xam ne des fois déggoo sax ñu naan olof yi naan bëñ ak làmmiñ. léegi nag làmmiñ boobu ci boppam na boo xoolee source la tamit ci liy xeeñal gémmiñ source la ci liy xeeñ mooy base bi mooy source la ci liy xeeñ. xanaa moo dafa am ay socc yoo xam ne ay antibiotique la lu ci mel ni nepp-nepp socc nepp-nepp dafa baax nepp-nepp boo koy utiliser nepp-nepp bi boo jëlee pëndaxu nepp-nepp bi nga def ko infusion di ko gallaxndikoo non seulement dafay dindi sa infection yi nga am te dafa lay day lutter contre la mauvaise haleine. et puis nepp-nepp day faj ci bëñ lépp lay faj nepp-nepp moom day faj waaw dafay kii sax la ci gën a gaaw sax waaw ak estomac yooyu daf ci gaaw mais yooyu dañ baal ma tuuti xorompoole dogguma la même ñi nga xam ne xorompoole bi clou de girofle nga jël ko def ko infusion di ko gallaxndikoo aussi dafay faj bëñ buy metti antibiotique la dafay dindi mauvaise haleine même ñi nga xamante ne dañoo am ay voix yoo xam ne dafa afoon voix cassée yi dafa baax man je me rappelle fan yee ba ma nekkee woon di wax bu bëri am na benn Mati Carter daf ma woone ma da ngay jël xorompoole nga baxal ko nga koy naan après dafay dindi sa dafay neexal sa donc déjà yooyu yëpp dafa nekk ay kii yoo xam ne dafay am donc c'est de la médecine traditionnelle mais ci gémmiñ comme li nga wax sànq bu dee dem nga ba remarquer quelque chose d'inhabituel boo xam ne yow doo ko doon am ci sa gémmiñ demal nga seet un spécialiste voilà boo demee ci moom dina la wax
déjà pat yi nga war a def parce que pat yi léegi dafa commencé bëri. dëgg la commencé bëri te est-ce que qualité bi ci war amati na muy benn. c'est en vente libre. c'est en vente libre voilà déjà brosse à dents yi pareil donc li ñuy conseillé tamit bu fekkee ne loolu yëpp wóorul nga jël li nga xam ne moom mooy bicarbonate jël tuuti doomu taal jël tuuti ci pat bi. mélange ko tuuti mais tuuti ci pat bi quand même. loolu day weexal bëñ moom. macha allah mais attends Seydina léegi dañuy tere bicarbonate ak pâte dentifrice. ok bon xam nga. mais tout dépend xam nga laaj gis nga tout le temps dañ may envoyé dafa am man ay astuces yoo xam ne dama ci abonné wu ci YouTube bi mais tout le temps dañ la koy dañ lay envoyé. xaw ma est-ce que tu as remarqué mais tu sais à la base la médecine exclut tout ce qui est bicarbonate si hygiène buccale en fait. dañ ko exclure en fait. xaw ma est-ce que tu as remarqué une chose Sénégal lépp noo def di nga gis kenn xëy na lii baaxul. waaw ñoom lu leen dal. non du question leen dal dafa benn genre yu carrière lay doon dëgër fit xamul tous ci li muy dox day xëy benn jour rek pour mun a am kii ci YouTube bu gars yi jaaree gauche moom day jaar droite c'est-à-dire loolu dafay am àll donc il faut remarquer tout le temps nga gis nit ñuy utiliser benn affaire suñ maam yi doo ko utiliser ñu xëy benn suba rek ne la non lii bu ko utiliser parce que baaxul mais bu fekkoon ne dañ lay ne bu ko utiliser baaxul te tegal la bu à la place de dindi tegal ay argument yoo xam ne xel mun na ko nangu ñu mun a mais tey jii ku la wax bul utiliser bicarbonate ak pâte dentifrice mënu la wax scientifiquement mënu la ko prouver mais ci nii tamit mënu la wax lan la ñuy def par exemple man qui vous parle franchement ça fait x années wax dëgg neex yàlla moom laay def x années moom laay def vraiment saa yi ma demee ba kii ba pare man xaw ma lan la même brosse bi tant que soccuwuma ba léegi day mel ni sama gémmiñ am na lu ci des. mën naa poser beneen question. oui yenn saa yi dañuy romb si mbedd bi gis koo xam ne dafa lal benn table teg fa pâte dentifrice si suufu si naaj ba de. naaj bi exposé wu. ak brosse à dents yi lan mooy conséquences yi. lii conséquences yi mooy lu la fa dal yaa ko teg sa bopp. parce que naaj rayon X ak. réaction chimique ba sax. baaxul parce que xam nga pâte dentifrice bi composition la. loo xam ne dañ koy wax conserver ñu ne la denc ko ci par exemple ci benn kii. boo xam ne dafa am 30 degrés ak jamono de la lumière. voilà yow nga ñëw à l'abri de la lumière yow nga ñëw non seulement teg ko ci lumière mais teg ko ci benn température boo xam ne dina dem ba 60 degrés mais loolu mooy li ma la doon wax da ngay jënd brosse bi jënd pâte bi di brosse au lieu mu fajal da lay yokk jàngoro. parce que da ngay ñëw ñun la 300 francs wala 2000 francs nga ni waaw yomb na fekk ne yaa ngi lor sa bopp. mais waxuma la non seulement lor sa bopp mais da ngay dem ba nga xam ne yow sa jëmoo da ngay indi jàngoro ci sa parce que brosse boobu ak pâte boobu noonu ban brosse la ban pâte la lan mooy composition donc yooyu yëpp dafa nekk li nga xam ne dafa am même bu weesoo loolu léegi da ngay dugg par exemple ñi nga xam ne dañuy dugg ci bus yi di voyager xam nañ li may wax boo duggee ci bus yi façon jaaykat bu nekk ñooy ñoo xaw ma dañ leen defal benn formation boo xamante ne mooy booy sol costume yi la yore seen saak yi ci bus yi la ñuy dugg pâte dentifrice dañuy jaay seen pat yi newuma baaxul man maa ko wax baaxul mën na baax mais daal xaw ma fan lañ koy jël des fois nag nga tombé ci ñii ay frotté la ñuy jaay ñi mais ay produits yoo xamante ne yow doo dugg ci biir marché bi ba gis ko fa lu dul ñoom rek ñoom ñoo yow bàyyi ma wax la baaxul bu leen ko jënd chaque jour da ngay gis ñu ne dafa am ay produits yoo xam ne douane bi nangu na ko parce que ay produits yu baaxul la parce que en fait ñi koy defar dafa mel ni comme ay temps yaa ngi fàttali ko diw yi ñuy diwoo suñu yaram da nga doon gis fii Sénégal dafa am na ci fenn foo xam ne dañ ko doon composé gars yi ñoo koy jël di ko defaral seen bopp. ci école yi benn école man mës naa dugg benn école Pikine du ma tudd loolu yàgg na li may wax boobu xanaa boobu amaguma sax BFM yàgg na dugg fa fekk xam nga lan lañ doon defar skin light effectivement di ko defar tur boobu nga doon bañ a tudd man dama koy tudd di tooñ ñi nga xamante ne produit skin light ñi defar yu baax yi ñoom ñi ngi leen di tooñ defar seen yu bon teg ay couvert yu orange bouteille yu weex def seen yëpp defar ko ba mu fees def ko dugal ko ci biir marché bi xeesal la d'accord non seulement bu baax bi mën nga ko diwoo à long terme bi di doog am résultat bi nga bëgg mais bi nga xamante ne ci biir école boobu lañ ko defee boo ko diwoowee weer weex daal la parce que man maa ko gis non si en fait loolu laa la bëggoon expliquer bërëb bu nekk ak fi ngay jëndee loolu laa la bëggoon expliquer pour wane ne la brosse à pâte dentifrice yi ñuy wax ni aussi noonu lay demee c'est-à-dire da ngay gis ay nit yoo xam ne voilà contrefait da ngay gis ay nit yoo xam ne dañuy wër di for pâte yu jeex yi yooyu dañ koy jël recycler waat ko defaraat ko pour mun ci def pâte yooyu noonu gis nga des fois da ngay gis benn pâte boo xam ne boo ko defee ci brosse bi boo defee ndox bi rek day mel ni glace bi justement man dama gisoon benn reportage boo xam ne farine lañ doon jël ak benn composant boo xam ne dafa lay jox impression que dafa pâteux voilà soo ko defee à la limite xoolee dafa mel ni brosse voilà donc yooyu nag boo xoolee yenn feebar yi gars yi di am ay problème ay cancer ak yenn affaire yu gën a bëri yooyu moom moo koy indi parce que ça veut dire que tout est dans le choix de la brosse à dents ak de la pâte dentifrice c'est-à-dire am na
ay pharmacie yuy jaay ay pâte dentifrice am na ay grande surface supermarché super yuy jaay ay pâte dentifrice yoo xam ne ñëpp xam nañ ne bi ñu juddoo ba léegi ñoom ñooy defar pâte dentifrice yi nga xam ne moo tax ñuy wax. absolument boo ko mënee dem nga jënd ko fa bu fekkee sa budget may na la ko demal nga jënd ko ngay brossé wu régulièrement les dents surtout ci xale yi. parce que oui tamit foofu nga wax fa laa ñëwee tuuti gis nga fi mu toll nii jamono dafa yàqu am na ci ay pharmacie yoo xamante ne dañuy gis benn laari samp ñu yónnee ko ay produits am États-Unis wala France wala feneen mu am ci benn quantité boo xam ne leer na ne ko bu ko tegee ci këram fii ba Mathusalem du jar wala ni muy jaree du parce que stock la ciy am da ko def ci saagam dugg ci biir pharmacie yi dem wanteer leen ko jaay leen ko ñooñu dañ koy jënd à bas prix dem def ci seen prix bu leen neex xool seen bénéfice. mais y a l'ordre des médecins aussi bi nga xam ne ñooy réguler loolu de ça veut dire que am na ay process ak charte yoo xam ne dañ ko tëral de. si am na ay charte ñëpp ñu ko def loolu ñoo bon jubuñu. am na yu ñu tëral. mais am na ñoo xamante ne man dugg naa ci pharmacie bi jënd gis ñu ñëw di jaay ay lipo. kooku jënd ko. pharmacie boo xam ne ci biir Ndakaaru Njaay bii nii la nekk. normal sax. voilà pareil jaaykat yi léegi dañuy dem gis nga dëkk ci biir ci boppam moo yàqu comme li nga wax rek xam naa ne ku dem ba ubbi sa pharmacie ba tente sa droit ba def sa serment y a des choses yoo xamante ne war nga ko seet si sa diggante ak sa borom nan la ba pare la plupart produits yi ñuy jaay dafay varier xam nga nan la ñuy def dañuy ñëw daal di yow pharmacien dañ la dàq non man waxuma ay pharmaciens yi ñoom ñooy jaay ay produits yu variés de mais boutique yi ñu si bëri waaw boutique nga man gis naa kenn koo xamante ne da doon jaay ay shampoing man mi toog di wax ak yow shampoing yoo xamante ne benn marque la du ma ko wax su ma ko waxoon ñëpp fenn laa toog mu romb ma fa jaay ma ko shampoing bi 300 te shampoing bi mi ngi jar 1500 francs 2000 ma ne ko lii foo ko jëndee mu tegtal ma fi mu ko jëndee ma dem jënd ci pour jaay ko mais bi ma demee dama ci jënd stock jaay ko ba mu jeex tàkk après may wax ak borom bi xam nga lan la ma wax ki ma ko jaayoon ne ko amaat nga ndax amaat nga mu ne ma yooyu dafa jeex parce que dafa périmé woon ma dindi étiquette bi man su ma leeroon ne loolu du ma ko jënd di ko jaay parce que lu ma dul utiliser man si sama bopp du ma ko utiliser lu jàmbur bon ça veut dire que il profite de la bonne foi en fait voilà te buñ la jaayee benn produit dina bees boo xam ne boo amul tuuti seetlu doo fa toog naan ay da ngay seet ndax fi produit bi dafa varié wu loolu du ñëpp ñoo am. maintenant pour revenir au thème principal là dañu wax si hygiène ñu jaay la produit boo xamante ne pâte dentifrice bu varié nga def ko sa tuñ bi mu lakk sa làmmiñ bi def la ay taab ak dafay am c'est-à-dire des fois nga def benn pâte boo xam ne yow boo defee pâte bi rek di nga xam ne lii nii baax déjà et puis beneen conseil bi nga xam ne aussi dañ leen koy jox pour hygiène bi ko il faut aller voir le dentiste même bu la dajul 2 fois par année 2 fois chaque 6 mois wax na ko chaque 6 mois da nga war a dem chaque 6 mois oui 2 fois dans l'année déjà voilà comme ni Aïcha sur internet voilà li mu wax donc da ngay dem di seet kii bi ba pare bu fekkee ne amuloo moyen pour mën a jënd pâte dentifrice wala kii da ngay wut socc nepp nga wut këriñ bii nii nga capp ko si di ko soccoo boo ko defee pendant 15 jours yaay gën a weex bëñ nit ñi nga xam ne ñi ngi brosse régulièrement chaque jour donc loolu aussi dafa nekk loo xam ne parce que moyens yi yemuñu ñëpp bokkuñu li ñu am mais le fait que waxuma la sax dara mais le fait que ngay socc chaque jour régulièrement rek daf lay jàppale réflexe bi daal mooy daal bëñ daal nay set waaw nay set ak nu mu mun di set rek dafay set ci kii nu mu doon sax ba pare li ci gën a bëri xanaa xamoo ne gémmiñ buy xeeñ en fait mën na sax bañ a nekk ci bëñ yi wala ci laam ji mais signe bi ci kaw xam nga tuñ bi day kolew tuñ bi day kole kii dina ma rey non xoolal li ma leen wax de da ngeen si bàyyi xel baax gis nga sa signe bi fii ci kaw nii fii xam nga day am ay affaire bagages yi si nekk boo añee boo reeree pare yo xam nga des fois mën nga bañ a kalal léegi nag xam nga kii bi daf ciy kole bu ci yàggee day xeeñ parce que day dem bay nëb. moo tax le bon réflexe c'est de brosser 3 fois par jour les dents. non seulement brosser 3 fois par jour. gargariser wu tamit mais sa kii bi sa signe bi ci kaw. waaw il faut da koy jonj. mais mooy brosse bi na souple acheter brosse yu souple. mais brosse yu souple kay boo ko acheté wul mu dàgg sa. waaw loolu mais c'est bien de le dire parce que gars yu bëri dañu maa fi mus a dem jënd fi benn brosse bu dëgër. mais saa bi mu rombee dafa retour pour te dire non pour wala ne la dafa diis quoi donc choix wu brosse bi daf ciy am solo mais choix wu également pâte bi ak fi ñu koy jëndee c'est ak ni ñu très koy important conserver tamit ak ni ñu ko conserver ak nan la ñuy brossoo loolu aussi il faut ñu xam ko parce que def naa ci wàllu santé bi ñoom Fatou Camara def naa mos nañ ko expliquer voilà ni ñu koy def mais ñun Sénégal boo xoolee jonj gauche jonj droite yéeg wàcc donc noonu lañ koy def mais bu ñu xoolee yenn brosse yi nga bëri day yàq suñu kii suñu gencive bi léegi nag ci biir loolu bu fekkee da nga am ab coro ju bees te sa gémmiñ gi kii ngoro ba day tas ngoro ba day yàqu ci ndorteel bi boo fóonee gel sa gémmiñ xesaw kay gel ba bàyyi la nga fóon gel bi mu am acide
nga bañ a fóon looy xew. déet ma foog nga doon pes gel pardon fóon ngay ndeyam moom ci kat réflexe bi njëkk nag mooy ma gel bi ñaari kanam yi jege gel bi boo ko doxaanee sax te fóonoo ko gel bi ci boppam moo lay ba parce que day ne yambani nga loolu laa xam nañ li ma leen wax gros mot. guro moom mooy la fan la guro moo nekk fii li ma wax dafa kenn da koo mën a mën ngaa tijji rubrique bi yow voilà kon nag bàyyi leen ay waxu fóonante baaxul. balaa ñuy muy dégénéré non dégénéré amu fi sax dañuy wax li nga xam ne laajal keneen xam na si dara man sam booy xam na si dara donc en fait loolu la quoi donc loolu moo nekkoon li nga xam ne tey dañu ko indiloon ci seen conseil santé donc di leen fàttali ne hygiène dentaire dafa nekk loo xam ne lu am solo la ci doomu aadama ba ñu set ba ñu weex même bu dul loolu sax mais da ngay wër parce que boo ñëpp dégg nañ ñu ne bëñ dafa am ay racines yoo xam ne dafa dem ba jàpp ci bët bi jàpp ci bopp bi. kon xool xanaa xamoo ñi nga xam ne dañoo buddi seen bëñ yëpp poosé wuñu ko ñooñu cardiaque da leen di yomb. voilà déjà li loolu ngay lekk da nga ko war a yëy ba mu mokk waroo ñëw rek nga parce que yàlla lépp lu mu def rek am na lu tax donc déjà loolu aussi dafa nekk loo xam ne nañ si bàyyi xel al mu nekk loo xam ne ay conseil la ñu leen indil tey choisir leen brosse bi ngeen di brosso choisir leen pâte dentifrice ak fan ngeen di jëndee pâte dentifrice boo leen ko amul wut leen soccu di soccu régulièrement di ci def boo leen ci mënee def tuuti carbonate ak tuuti doomu taal par exemple wala tuuti këriñ di ko jël di ko soccoo dina leen mën a dimbale ci seen gémmiñ xe ba pare ngeen ni seen siiñ yi ci kaw dee leen koy raxas aussi ba mu set gauche ak droite waaw parce que des fois lekk yi day yéeg ci yenn kaw saa yi soo seetloo soo dee jàpp nga dugal ndox bi soo defee nii da nga gis dafay ratax loolu rek moo lay wan ni que il faut nga mais est-ce que xam nga ne yàlla deful dara ci hasard bien lépp lu mu def rek am na lu tax tamit dëgg loolu déjà mi ngi won ne ci kaw fii nii day niin oui day niin ratax boobu muy ratax day da nga ko war di kii même parce que foofu brosse bi moom mënu koo def te su setee dafa naan kiris mais kiris mais xanaa xam nga ne brosse bi mënoo xam nga mënoo brosse sa gencive bi absolument bés boobu brosse sa gencive bi si dafa am noo koy brossé souple ba rek ku baax nanga wóorul xam nga li gën a wóor mooy lan xam nga li gën a wóor mooy lan brossal sa bëñ yi ba mu set jël sa ci baanam bomb ci kaw ak waaw ba tey système la tifli taxaw tëfli bi mënoon na ñàkk nag tëj naa